ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay di leen gërëm di leen sant ci teew bi ngeen teew ci waxtaan bii ñu leen invité tey dañu jagleel ko waxtaan ci li nga xam ne mooy actualité bi ci réew mi ñu fàttali ne ni nga xam ne noonu la dalee réew yu bari ci àddina bi Sénégal mi ngi xeex li nga xam ne mooy doomu jàngoro boobu ñuy woowee coronavirus mu doon benn balaa boo xam ne Sénégal yëpp la dal waaye dal la àddina bi yëpp itam nërmel seen wér-gu-yaram nërmel yi tamit li nga xam ne mooy seen koom-koom ba pare song seen système de santé Covid-19 nag doon na jàngoro boo xam ne ñëpp a ci jàng ndax lu bees la lu kenn xamul nu muy doxalee bët bu set ak diggante weer ak weer waaye Sénégal ràññee nañ ko ci taxawaayam naam bi jàngoro bi taxawee ba léegi ci réew mi am na lu toll ci junni ak juróom benn téeméer yi nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñuy jaale seen njaboot yëpp di ko jaale Sénégal yëpp waaye seetlu nañu tamit ne Sénégal na mu war a taxawee mi ngi koy taxawee ci wàllu xeex jàngoro bi ñu ràññee ko ci lool ba nga xam ne tendance bi nga xam ne seetlu nañ ko ci feebar bi fan yi weesu mu mel nii toll na du ñu ne jeex na waaye toll na ci foo xam ne jàkkaarloo nañ ak moom ndax sénégalais yi jël nañ seen matuwaay commencé waat jël geste barrière yi boole ko ci li nga xam ne mooy dund bi bët bi set di takk masque yi di dandante boole ci tamit Sénégal am na taux de vaccination boo xam ne xaw na kawe nit ñi ñu ngi commencé di vacciner wu loolu nag ñu ngi ñaan yàlla mu jëm kanam ñuy encourager effort yi nga xam ne nguur gi jël na ko ngir fexe ba nga xam ne système de santé bi dina mun a jàkkaarloog situation bi ci wàllu vaccin dina ko mun a jàkkaarloog moom ci bi wàllu jumtukaay ak centre de traitement yi nga xam ne moom lañ équipé à un niveau exceptionnel ba pare nag ñuy encourager campagne de vaccination bi nga xam ne lancé nañ ko fépp ci réew mi te kilifa yëpp di ci jàpp rawatina nag kilifa diine yi ñuy rafetlu taxawaayu kilifa diine yi ci xeex boobu ndax fi nga xam ne li war mooy yëkkati askan wi xamal ko li nga xam ne mooy yoon wi ci ni mu war a jàmmarloog Covid-19 sunu kilifa diine yi suñ jógee wax ci day fekk ne day yokk fit ñi nga xam ne mooy nguur gi day yokk fit technicien de santé yi day tax li ñuy wax ñu mun a xam ne fiñ ko teg fu dëggu la te suñuy kilifa diine ñoo ci jub suñu munee wax ne it am nañu succès bu relatif ci li nga xam ne mooy xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex Covid-19 nañ ko war a gërëmee yi tamit ñi nga xam ne mooy fajkat yi ak le personnel médical nga xam ne bët bu set ñu ngi taxaw temm jàkkaarloog feebar bi léegi-léegi ñoom seen bopp feebar bi boom leen te du leen tax arrière coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñi mu àndal yëpp ak majorité présidentielle bi yëpp ñi ngi jaajëfal di naan ngàcce jàllama ñi nga xam ne mooy fajkat yi ñi nga xam ne mooy personnel médical bi ak paramédical di nga xam ne moo tax ñuy mën a jàmmarloo ak li nga xam ne mooy Covid-19 bi ñuy gërëm yi tamit di ñaax di encourager le gouvernement le président de la République ak son gouvernement nga xam ne effort yi ñuy def ngir mun a jëli vaccin ak affaire yi ngay def ngir vaccin bi sénégalais yi suñ ci munee jot mu yomb leen effort yu mucc ayib la yoo xam ne fii si suñu goxaanu Afrique subsaharienne bi kenn raw ci Sénégal dañ ko ci xool en exemple nga xam ne donc ñu ngi yëgali li nga xam ne mooy liggéey boobu woote boobu nag xeex mbas mi dafay laaj ñu topp ci sunu ginnaaw kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak autorité réew mi doon benn say bañ ku jaxase sunu xel bañ ku indi féewaloo ci sunu biir ndax kat ndam ci li mu xaj ci feebar bi mooy di xàccandoo di dóorandoo am benn objectif ndax fii ndam su amee ci feebar bi kenn gañewu Sénégal a gañ ñu fexe kon ba Sénégal gañe ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité yi ñuy nguur gi ñu topp seen ginnaaw médecins yi nga xam ne ñoo xam li nga xam ne mooy paj ñu topp seeni tegtal topp suñu ndigali kilifa diine su ko defee victoire yi ñu amoon ci at bi wees dinañ continuer di ko am te dinañ am ndam ci li nga xam ne mooy Covid-19.
noonu ñu war a doone benn nag noonu lañ war a doone benn ni tamit ci wàllu inondation ndax inondation dafa bëri ay pàcc yoo xam ne mën nañ ko expliquer bi ci njëkk mooy loo xam ne la yàgg na ci wàllu aménagement ñuy rafetlu nag tey ràññee président de la République le président Macky Sall bi mu jëlee nguur gi ak régime am ni mu gaawee gis ne problème mu mbënd mi du problème mu benn bés problème mu ay at la ak problème mu gis-gis boo xam ne day law ci ay at yu bëri ba tax na très vite mu daal di lancer li nga xam ne mooy le plan décennal de lutte contre les inondations def ci lu toll ci juróom-ñaari téeméeru junni milliards waaw foog naa noonu la juróom-ñaari téeméeri milliards voilà xaalis boobu yëpp nag mu régler inondation ci ay gox yoo xam ne ñi fay dëkk ak ña fa dëkkoon doon dundu mbënd mi at mu jot ñooñu soxlawuñ seede ci li nga xam ne mooy résultat yi ñu jot a am ci wàllu mbënd mi nga dem fu demee ni Dalifort nga dem fu demee ni Médina Gounass nga dem Pikine nga dem Guédiawaye nga dem Touba Centre nga dem Pikine nga dem Kaffrine nga dem fi nga xam ne mooy Maguilène Senghor Ouest Foire wala nga dem Foire de Dakar wala nga dem Grand Yoff fépp foofu ci gox yooyu ak gox-goxaan yi ñu tudd waxu mbënd jeex na fa te li tax mu jeex fa mooy plan décennal bii ñu jël jagleel ko xeex li nga xam ne mooy mbënd mi mais pas simplement xeex ci waxi kese xeex ci ay infrastructures d'ouvrage yoo xam ne day mën a draguer xeex ci drainage des eaux fluviales xeex ci bassin de rétention loolu moo joxe résultat yi waaye ku la ne plan décennal nangu ne du lu ñuy xeex ci benn bés ba tax na dañuy seetlu itam ne mbënd mi bokk na ci leneen li ko waral mooy les changements climatiques nga xam ne mbënd mi dalatul Sénégal rek day dal Sénégal waaye day dal Inde day dal Niger dal na Belgique dal na Grèce dal na dëkk yu bëri li ñu seetlu foofu tamit mooy lu demee ne naqar yu demee nii su dalee ci askan wi suñuy mbokk ñun ñëpp fa dëkk sénégalais yi kenn mënu leen jël xaaj leen ñaari pàcc suñuy mbokk suñuy doom suñuy bàjjen suñuy baay suñuy yaay ñun ñëpp ñoo tënku ci jafe-jafe yooyu donc nañ bàyyi li nga xam ne mooy féewale bi te am taxawaayu benn say xool nañu mën a régler problème yi bokk trouver ay solution ñu trouver ko te ña nga xam ne ñoo nekk ci difficulté yooyu gouvernement bi nag président de la République jox na ndigal pour ñu jël le plan Orsec ñu di ko rafetlu loolu nag soo ko déggee mooy dinañ dajale koom-koom ak moyen ak ressources yu takku ngir mun a fekk sunu mbokk yi sunu concitoyens yu nekk ci difficulté yooyu ñu mun leen a roof loxo jàppale leen ngir dindi fa ndox mi waaye jàppale yi tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci jafe-jafe yi dëkk ci ndox mi bët bu set ba fexe ba mu gën a woyof waaye li ñu mun a jàpp te mu doon loo xam ne mooy luy wëy mooy inondation moom ci sunu réew dafa doon loo xam ne son ampleur dafa am des défis multisectoriels et complexes mooy maanaam ci li muy laal ci wàllu pàcc daf ci bokk wàllu environnement wàllu changement climatique waru aménagement du territoire wala administration foncière loolu yëpp nag président de la République ak nguur gi ñu ngi ciy liggéey bokk na ci mesure yu ñu jël société boobu ñu créé mu doon société bu bees tax tudd société d'aménagement notamment notamment SAFRU voilà SAFRU donc moo am responsabilité balaa ñoo tabaxati ñu def l'aménagement nécessaire lii mooy li nga xam ne mënoon nañ ko jël ci mbënd mi waxtaan ceeg yéen ñu seetlu nag fan yi weesu ka ndox mi bëri na ñu di ko sant yàlla ndax it ndox moom lañ soxla ngir mbéy mi ñuy fàttali ne campagne agricole bi ak campagne agricole yi weesu ñu fàttali ne depuis nguur gi nekkee ci réew mi nguuru Macky Sall ñëwee ci réew mi ba léegi koom-koom bi mu jagleel béykat ak li nga xam ne mooy monde rural guléet la ci Sénégal ba tax na ren jii 60 milliards ya ñu consacré woon li nga xam ne moo doon campagne agricole bi delloowaat nañ ko ci ren jii ndax jàpp nañ ne ca dëgg-dëgg lii base du développement Sénégal mi ngi jóge effectivement ci li nga xam ne mooy mbéy loolu nag su amee dañ koy rafetlu di encourager nguur gi mu continuer di appuyer li nga xam ne mooy mbéy mi ak le monde rural. coalition majorité présidentielle ak Benno Bokk Yaakaar ñu ngi rafetlu
li nga xam ne mbindu mi ak inscription yi ci liste électorale yi mi ngi am ci jàmm ak salaam ñuy sant ñi nga xam ne ñooy autorités administratives yi ak les autorités électorales Sénat beeg ñi ko seq yépp ci ñi nga xam ne noonu la liggéey bi rafete ñuy ñaawlu yi tamit ñi nga xam ne yëkkati nañ fi ay kaddu di teg ci processus électoral bi ay wax ju ñaaw ak njott yu ñaaw loolu nag jàpp nañ ne pàcc kujje gi nga xam ne ñoom ñoo continuer di am difficulté pour am projet pour réew mi ndax réew mi ku ci amul xel ci mbéy amoo ci xel ci napp amoo ci xel ci koom-koom su ko desee li lay dese ci waxtaan boo xam ne dina mën a doon njëriñ du bëri su ko defee du bett nit ngay ut waxu nasa xandang yoo xam ne teguwul ci lenn lu dul bëgg a wax wane rek bëgg a nëbb li nga xam ne mooy sa incurie ak sa incapacité à proposer un projet sérieux pour le peuple sénégalais et la nation sénégalaise. fan yi wees tam diggante démb ak tey dégg nañ fi waxtaan bu jëm ci wàllu caution mooy ku bëgg a doon candidat jiite mairie wala département ñuy laaj benn caution boo xam ne loolu nag ñu yaakaar ne démocratie boo munti gis rek dafay am filtre ndax su fekkee ne waaw fayeen bu jóg wala seneen bu jóg ne man candidat la mbir mi du sotti il faut rek ñu ut pexe boo xam ne dinañ mën a filtrer le processus électoral bu ko defee sunu taxawaayu ak sunu xarkamu démocratie doo doon li nga xam ne moom la tubaab di wooyee fantaisiste mooy maanaam ñu jox ko xarmu karam boo xam ne ñiy jóg naan dañoo bëgg a jiite sénégalais yi dañ koy mat dañuy doon ñu am fulla ñu am fayda ñu réew mi ak askan wi jox nopp ak fu mu munti doon nag ak foo munti féete loolu yaakaar nañ ne liy dëgëral sunu démocratie la tey rafetal xar kanam ba tax na pour jeexal dañuy woo askan wi yépp ñu continuer doon benn say gën a laxasaayu surtout ñi nga xam ne ñoo bokk ci njabootu Benno Bokk Yaakaar da nga xam ne dañoo jëm ci élection locale yi ñu di leen ñaan ñu topp li nga xam ne mooy tegtal yi kilifa yi joxe te déglu ñi nga xam ne mooy kilifay coalition bi di déglu li nga xam ne mooy orientation le président de la coalition le président Macky Sall ba nga xam ne suñ ca yeggee dinañ doon benn say ndax coow li muy bëri ñun fiñ ko teg mooy am leadership bu mot leadership fiñ ko teg mooy am projet bu wóor ci fi ñu bëgg a jëmee Sénégal fiñ ko teg mooy am un projet pour le Sénégal émergent en 2035 fiñ ko teg mooy di waxtaan ak askan wi saa yu jongante élection taxawee te saa yu ñu ñëwee teg projet ci table bi sénégalais yi xëy suba di régler seen koom-koom di régler seen njaboot jox confiance le président de la République ak projet bi yéene gi nag mooy suñu demee ba le 23 janvier incha allah na sénégalais yi defoon déglu projet ak projet déglu nit ñi ci seen kemtalaayu seen digganteeg yàlla seen aqulay tala déglu projet contre projet suñu defee loolu rek ñun rafet nañ jot ci ne li ñu téye ak liñ fi jot a def ak fii li fi président de la République def ci bilan may fàttali ne kenn ci opposition bi ak société civile amul kenn ku contesté liggéeyu président Macky Sall ci réew mi suñu nangoo loolu jàkkaarloog askan wi dal di leen proposer de poursuivre le projet au plan local suñu doonee benn say amuñ benn natable ne sénégalais yi dinañ ñu joxaat confiance ndax ñoom rek ñoo am pouvoir ñoom rek a am nguur fitna joxewul nguur saaga joxewul nguur bëri xam-xam joxewu ko sénégalais yi ñoo lay wóolu dem ci élection yi votel la sunu njiit ak sunuy njiit ci li ñu tàggat mooy loolu ba tax na ñu ngi woo ñëpp ñu dajaloo doon benn njabootu majorité présidentielle le moment venu mu joxe orientation bi avec les autorités de la coalition mu wóor ñu ne dinañ dem am ndam ci li ñu jëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam